asalaamaaleykum mbokki internet Thiey Dakar mbégte la ñuy amaat ak safo ak contentement jàkkaarloo ak yéen seen site internet bi di Thiey Dakar waaye fas yéene ànd ak yéen seen biir émission sama mbër nee naa seen émission sama mbër comme ni mu leen ko faral di waxee rek chaque instant damay dem di xooli mbër yi wala di xooli promoteurs yi wala di xooli ñi nga xamante ni ay amateur nañu moo xam fu ñu mënti nekk dëkk leen sama micro waxtaan ak ñoom si waxtaanu làmba parce que jamono ji ku nekk xam nañu làmb ji fu mu toll nii mi ngi dee am nañu naan sax làmb est dana am ren ngir lan ngir Covid bi nga xamante ni mi ngi si dëkk bi lëmbi dëkk bi di coronavirus loolu yëpp àddina la rek te àddina moo baaxoo loolu mais daañu waxtaan ak tey suñu invité si li nga xamante ni moom tamit tëgg na ko muy combat yu am solo yi nga xamante ni ay journée la yi nga xamante ni képp ki nga xamante ni mi ngi si axlu làmb di bëggee làmb di déglu làmb yaa ngi waaj journée yooyu mais boobu ak léegi kenn déggoo moom tamit aussi mu wax dara am na affaire yu fi jotoon xew président de la république wala état bi dégagé woon nañ fi ay budget jëmale si ñi nga xamante ni ñenn ñi nga xamante ni ñooy promoteurs yi ñoom déggoo nañu sax ñoom def nañu seen wàll huis clos bi moom lu mu koy jàngatee moom en tant que promoteur combat yi nga xamante ni dóor na ko si nan lay jàngatee huis clos bi mais balaa boobu dañ koy jaale suñu papa ja nga xamante ni wuy dina borom lu yàggul dara muy suñu papa xam nga di papu Alain di papu toute la famille Ngom ñu koy jaale toute la famille Ngom di ko wax que la terre lui soit légère yàlla na ko yàlla yërëm ci jéggal ko loolu lañ koy ñaanal dañuy nuyu suñu invité moom Alain bàyyi ko mu nuyu mbokk ak ami internet Thiey Dakar ñu waxtaan ak moom waxtaanu làmb papa Alain nuyu naa la. sëriñ fay naa la. si loo nekk. ñu sant yàlla di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu ñii ñëpp ñuy seetaan di sant sama ñaari waajur yi di ñaanal sama papa fi mu tëdd yàlla xare ko aljana nit ñu baax ñëpp teeru ko di ko gërëm tamit ci lépp lim ñu defal ndax doon na papa bi nga xam ne mosuñu manqué dara teg nañu ci yoon yu baax am lu mu dugal suñuy bopp mu jëriñ ñu tey mu gunge ñu ba heure bi ñaanal suñu yaay nag yàlla may ko gudd fan wër gu yaram mu yàgg ak ñun trop parce que mat na yaay li ko war yëpp mu ngi koy def ci ñun voilà di nuyu ñëpp tamit bu baax nuyu sama waa kër samay frères samay sœurs ak famille bi yëpp quoi voilà. ñii dina Alain promoteur la Alain moom heure boo ko dékkee micro day bañ turu promoteur boobu lan lay wax moom amateur la lan moo waral loolu. non li waral loolu mooy mun gisuma sama bopp ci promoteur parce que xam nga lan moo njëkk andi wax bi sax dañ ma laajoon di ma laaj ndax ban kuréelu promoteur la ñu bokk ma tontu ne ñun bokkuñu ci kuréelu promoteur ndax ñun ñi ñëpp tëgg làmb tey nekk ci kii bi muy man di Jumbo di Pape Sarr ñu bokk même affaire bi dañu nekk ay amateur bu pare amateur yi c'est vrai que dañu ne promoteur mooy ki tëgg mais bëgguñu sax jëfu promoteur dañu bëgg ñëw tëgg ay làmb parce que ñun dañu bëgg làmb xam nga mu xam ne lii ñun suñu journée sax journée amateur yi lay doon parce que boo xoolee benn état d'esprit bi sax ñun bëgguñu ko am xam nga dañu ne promoteur day tëgg mbër bu am mbooloo ñun dañu bëgg a tëgg mbër yu mën a bëre comprendre nga bëre looloo tax ñun beneen doxalin lañu bëgg a andi. léegi la idée boobu ñëwee si yéen. non toog waxtaan nii rek toog di waxtaan rek xam nga ñun ñëpp ku si ne xamante bu yàgg la Jumbo ñoo màggandoo point ñoo fa jurndoo ñoo fa màggandoo Pape Sarr bi moo ko xamee ak léegi ëpp na 25 ans waaw léegi dañ toog ñun ñëpp ñu waxtaan ak Jumbo waxtaan ak Pape Sarr ñu ne bon nañ ci dugg daal. ngeen dugg si làmb ngeen tijjeeg journée bi nga xamante ni macha allah boole si ay mbër yi nga xamante ni làmb da leen di bàyyi xel ay mbër yi nga xamante ni dañoo wane seen bopp si làmb ba tey ñu leen dégg si làmb mais avant ñuy ñëw si loolu am na ay situation yi nga xamante ni jotoon nañu ko dégg ak état bi dégagé na ko jagleel ko ñenn si promoteurs yi mais dañu dégg ñoom Alain ak ñoom Jumbo yi ñoom gis ñu seen bopp lan moo waral loolu dañ leen xeeb wala da ngeen waneegul seen bopp si làmb li nga xamante ni war ngeen mën am loolu. non man ni ma ko jàppee daal ñun bi ñu waxee waxu subvention yi def nañu démarche yi ñu laajoon dañu dem CNG dañu dàq man dàq laa ko mën a tuddee dañu dàq dañu ne xamuñu leen amu leen licence promoteur voilà loolu lañ ñu wax ma jàpp ne nag
année bii nii dégguma ko am licence su promoteur xëy na yu daaw yi mën nañ ñu reconduire tout ça mën na nekk mais yaakaar naa ne tey ku fi tëgg combat nit ñi xam ne tëgg nga combat ku fi joxe avance nit ñi xam ne joxe nga avance instant yooyu comme CNG ubbiwuloon bi ñu déggee li ñëpp dégg ñun def nañ suñu dossier ñu dem dañu jox fin de non recevoir loolu lañ ñu wax ñun nag taluñu xuloo taluñu coow lu bëri yooyu taxuñoo jóg dinañu xaar CNG ubbi ñu jëli licence comme ñëpp après ñu xool lan lay joxe. mais est-ce que tamit coow loolu bu continuer nii est-ce que tamit dana bëre ñi nga xamante ni ñoo ngi bëgg a dugg ci làmb est-ce que daañu dugg ci làmb parce que dañuy jàpp ne boobaa kon làmb ji kumba am ndey la kumba amul ndey. bon doo xam parce que xam nga tey dugg ci làmb am na ñuy dugg ba léegi am na ñuy dugg ba léegi. ce genre problème yi ñu naan promoteurs yi gën xàmmeegu leen nag ñuy dem CNG ñu leen di rejeté ak yooyu noonu genre après dana jur benn genre problème bi nga xamante ni ñu bëggoon ñu dugg duñu mën dugg. waaw mais c'est que xam nga ñun suñu dëkk bi dafa am lu ñu xam ne ci li ma xalaat dañuy jël yenn nit yi jox leen yenn importance yi nga xam ne amuñu ko pour man loolu mooy problème bi léegi lépp lu ñu def rek dañ ko war a teg ci yoon ñëpp tolloo li ñu def parce que promoteur lu mu mag ak lu mu tuuti am na ñu tëggul daaw te ren fas yéene ñu tëgg te gëm naa ne jël nañu seen dossier mooy li wër te wër daaw amuñu woon licence mooy ñun rejet bi ñu def ñoom ñoo xam ci lan lañ ko teg du CNG moo ñu rejeté ki ko doon gérer CNG moo ñu rejeté benn nit moo ñu rejeté non président CNG ñun xamuñu ko sax def nañu démarche dem fa nit ki def ñu fin de non recevoir nit ñu tontuwee nee nañu xamuñu leen. mais tamit si biir loolu noonu jot tamit ngeen bindaal benn demande bi nga xamante ni da ngeen di fexe ba ki nga xamante ni mooy président CNG di Papa Bira Sène moom mi nga xamante ni dafa uuf jot si dossier boobu pour mën leen wuyu. xam nga àdduna tey suñu toppee li ñu kële wax xamuñu leen amu leen licence ñun dinañu xaar ñu ubbi ñu wut licence loolu amul problème lépp nañ ko teg ci yoon rek teg ko ci ay këyit mais nañu yemale ñëpp bu ñu xool ne ñii bees nañu amuñu licence duñ leen déglu am na ñu fi gën a yàgg de mais tëgguñu daaw te déglu nañ leen nañu jël ñëpp ñu yemale leen. Alain bàyyi bépp discipline taamu làmb lan moo waral loolu. séeréer la. culture bi ngay topp. loolu la ñu xam te loolu la ñu bëgg waaw. lan moo leen inspiré yaag ñoom Pape Sarr yaag ñoom Jumboor yi ngeen tànn ñeent ñi nga xamante ni mën naa leen tuddee ay tonor nañ ci biir làmb ku ci mel ni Nékréel la Marley Mobile ak kii di Boursine làmb da leen di bàyyi xel nga boole ci Kalmandour ak ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène Junior nan la idée boobu ñëwee ci yéen avant ñuy dugg ci làmb ji. non parce que bi ñuy commencé amuñu woon idée wu mbër départ waxtaan la woon nii rek su ma la waxee ne 24 heures lañu est-ce que mat na 24 heures nii la ñu waxtaan rek nee nañu tëgg làmb noonu la demee waaw ñu waxtaanee ko gars yi ñëw bi ñu ñëwee ñu ne ñu bon làmb moyen la nga amul problème boo demee bay dugg ci dara dafay fekk mu leer la ne mën nga ko parce que comme ni may wax chaque jour ñun am na loo xam ne bëgguñu ko def lépp lu ay jox ay billets duñ bëgguñ si dugg ay jox ay daggitu avance duñ si dugg mbëri yëpp ñu tëgg ko ci la jox na avance bu mat sëkk te bëgg nañu tëgg ba pare kenn duñu dégg ci benn wax kenn du dégg ne amel nañ la lii wala lee biñ si dem nag xam nañu ci liñ doon dem léegi Nékréel la ñu njëkk a waxal parce que xam nga àdduna moom tey bi ñuy waxtaan début bi Pape Sarr am na contact mbër yëpp presque waaw Jumbo sama xarit la tamit xam nga ñun ñëpp dañ toog di waxtaan mu am sama jarbaatam Pigeot moo koy nuyu sax moom waaw yoo xam nga ko lam waaw moom mu ñëw nañu Nékréel la ngi fi xaritam la te moom yàlla def na moom xaritu Nékréel la suñu mbokk la sax Nékréel suñu mbokk la nii ak wax ji yëpp Pigeot di ànd ak Marley tamit mais boobu ñun démarché guñu Marley démarché suñu xel sax demuloon ci Marley voilà ñu waxtaan ak Nékréel
parce que waxtaan la ñëpp parce que nit ñi yenn saa yaa ngi dégg yow li nit ñi wax yaa ngi koy dégg loolu ay wax yu yenuwul maanaa la léegi nag noonu la ñu waxtaan ak Nékou Rél ñu woo ko ma waxtaan ak moom et tout dëggantaan bi ñuy waxtaan sax Nékou Rél doon na xam naa yow xam gis nga ban genre nit la léppam dafa teey moom dafa dal ñu waxtaanee mu ne ñëw ci gàttal yéen a ngi commencé amul problème man ut leen adversaire rek boo leen amee ba pare ngeen ñëw noonu nañu commencé nag démarché nañu ay 13 wala 14 mbër non 13 wala 14 mbër pour amal ko adversaire waaw Marley lañ mujj am te Pigeot ci boppam moo ñëw nañu dañu waxtaan ak Marley mais man combat boobu sax début bi sawaruma ci woon parce que moo tax sawaroo si. non parce que Marley xam naa ko bu yàgg balaa. si tamit lu gars yi di wax sa diggante yaa kii tamit xanaa da nga ko bëgg a confirmer boobu. non xam nga tey sama diggante kan. Nékou Rél la waaw li ñuy wax lu gars yi di wax. gars yi ne Nékou Rél la sa xarit la sa mbokk la sa lépp la. non gars yi dañuy réer rek ci ay waxtaan. mbokk bi mënuma ko génne sama mbokk la. loolu dafa am. loolu estimé du problème si sa diggante yaa di Marley. non Marley loolu waxtaan nañ si. Nékou Rél sama mbokk la loolu kan moo ko mën a génne. sama mbokk la réalité la. mais tey mag naa ko mag bi nga xam ne xamante wuñu woon sax mais tey bu ma ñëwoon dugg ci làmb sax tëggi neneen bàyyi leen ñoom ñooñu nga xam ne ñoo bokk village bi ñu jógee faw nga jël si kenn nga tëgg ko loolu question logique la faw nga jël si kenn nga tëgg ko jël naa ko utali naa ko adversaire mais loolu ça ne veut pas dire que genre dañuy ñëw pour andi Nékou Rél pour mu daan kenn loolu yanul maanaam mbër bu fi entraîné wul du daan ku ci entraîné wul da ngay ñàkk affaire bi loolu kese la léegi nag nit ñi débat wu mbokkam la du mbokkam yooyu ñuy andi yow gis nga fii débat bi jógee woon c'était un débat mal placé xam nga parce que wax ji ba muy am dafa amoon leneen Pape Sarr amoon na coow ak keneen tout ça moo tax wax jooju génn mais nit bu nekkee sa mbokk mënoo weddi ne sa mbokk la man biñ ma laajee dama ne waaw léegi mais du man rek may décider bu ñu jógee di ut ay mbër ñun on est trois Jumbo mu ngi fa xanaa dañ ne Jumbo mbokku Nékou Rél la bokkuñu dara Pape Sarr Pikine la dëkk te Pape Sarr gënoon sawar sax jëli Nékou Rél bi idée bi ñëwee man dama ci d'accord parce que bu duloon Nékou Rél li beneen mbëru fu ñu jógee fale nag ñu def benn journée doo ñëw tëgg 20 lutteurs doo ci jël kenn koo xam ne bokk ngeen fi ngeen dëkk boole si waaw mais loolu question logique la mais léegi nag yeneen débat yooyu yëpp ñu débat ñoom dañuy réere mbir rek. ñëpp naan. Marley séq na ak moom jàmm bien avant ñun ñu tëgg combat yi boobu Marley mooy bi ñu mujjee waxtaan te boobu bi ñuy waxtaan dama ko ne lii mu ne ma loolu tons loolu garaaw wax moom tons la may wooyee ndax mu ne ma loolu garaaw làmb la rek donc mu ngi noonu. léegi pour avancer ñëpp naan waa Rent DKR ñoom xanaa dañu bëgg xaru mu waral ñu jël ay mbër yu mel noonu bëgg leen boole ci benn journée est-ce que du jur après pertement ci ñoom. pertement bu demee naka. maanaam ngeen jël journée bu mel noonu tëgg ko tey boo leen ci waroon am mbooloo bi nga xamante ni moom ngeen ci war yaakaar te mbooloo boobu gisu leen ko est-ce que tamit du jur pertement ci de toute façon gis nga ci àdduna bi loo tàntewul mënoo xam lu muy joxe wax boobu dégg nañ ko da ngeen boole grand combat yu bëri ñun loolu galaa la ñu bëggoon bu ñuy commencé xam nañu lu ñu bëggoon te sax dafa manqué non parce que ñun am na yoo xam ne bëggoon nañ ko amuñu ko parce que waa monde làmb yombaluñu ñu ko man foofu laa ko gis monde làmb bi yombaluñu ñu ko mais comme ni may wax rek li ñu war a am rek la ñu am li ñu warul am duñ ko am jéem nañu lu bëri nag koñaas nañ ñu fu nekk waaw kar nañ ñu dóor nañ ñu ay yat def nañ ñu lu nekk. loolu am na si. non làmb bi amul yërmande de bu fekkee dëgg rek boo nekkee amateur nekk fële di seetaan am na yu bëri doo ko comprendre boo tegee sa tànk nga koy comprendre léegi nag lenn mooy am soit yow da ngay topp sa philosophie ni nga mel
wala nga soppeeku mel ni ñenn ñi te ñun ñaanuñu yàlla soppeeku mel ni ñenn ñi kooku bàyyi sax moo ñu ko gënal lii gars yi di def ñun ñaanuñu yàlla def. kon làmb ji bu ma déggee sa wax ni fa am ay gorante yi nga xamante ni dafa am ci suuf. ci la ñu dëkk. bis promoteur yi dañ koy def. xam nga promoteur mën nga ne bu ko neexee mu xëccoog yow loolu am na ci droit parce que ku si ne day ut li ko arrangé mais chaque jour li may wax mooy làmb promoteur ak mbër du ñoom ñoo si bénéficier am na ñeneen ñuy wër autour. làmb facteur de développement. facteur de développement la mais gis nga am na dafa am promoteur yi am mbër yi am population bu bëri ñu bëri ñu nekk autour. non yàggagoo ci côté facteur de développement man fi may waxee mooy monde làmb am na promoteur yi am na mbër yi mais du ñaar ñooñu ñooy gën a. nga leeral. maanaam am na ñuy wër mbër yi ak ñuy wër promoteur yi lu yàqu ñoom ñoo ko yàq waaw te lu bénéfice di am ñoom ñoo koy bénéfice parce que investir uñu xaalis dañu nekk toujours di gravité autour lu yàqu ñu yàq ko fu ñu mën a jëlee xaalis ñu jëlee ko fa est-ce que comprendre nga fi may waxee. loolu tamit nekkul moom moo rey làmb ji jamono ji ñu toll. loolooy rey làmb bi mbër yeeg promoteur yi reyu ñu làmb ji lii di wër autour parce que seen dañ fiy nekk di gravité autour tey làmb situation làmb promoteur ak mbër ci gën a sonn ndax situation bi parce que ñoom ñooñu di tourner autour am nañu yeneen activité ak yeneen affaire yu ñu def promoteurs yi bien vrai ku si ne am nga sa liggéey ñi am nañ seen entreprise na mbër yi sonn nañ trop mais gis nga ñooñu nekk autour noonu ñoom ñooy gën a yàq làmb ji parce que ñoom seen intérêt rek lañ fi nekkal dund ñu dëgg ku ñu mën a gor ñu gor la mukk lu ñu mën a lekk ci xaalis lekk ko loolu mooy réalité bi. kon ñooñu war nañu mën changer pour que làmb ji continue pour avancer. tey seen làmb bi changer ñii di njëkk am fulla mbër yi lay doon waaw mbër yi ñoo war a njëkk am fulla seen bopp parce que mbër bu bëgg dara nañu am seen dignité ñoom ñëpp bu ñu booloowee am lu ñuy bañ lu bëri dina changer parce que après promoteur yu bëri dañuy bàyyi parce que mbër yi nañu bàyyi nañu xam ne ñoom seen bopp ay personnes dignes la ñu war a doon nañu bàyyi di déglu yenn nit yi nañu bàyyi di tourner autour yenn promoteurs yi leen di def yenn affaires yi ñoom ñoo mën a mbër yi seen bopp ñoo mën a soppi làmb bi ñu bàyyi di nangu yenn yi da ngay seetlu mbër yi nga xam ne da ngay am na mbër yoo xam ne seen làmb taxaw na parce que ay bañkat lañu nanguwuñu raam ginnaaw kenn te loolu réalité bu fi nekk la mbër yi ñoo mën a soppi làmb bi du keneen ñu seetaat seen bopp di fonctionner comme ay professionnel parce que mënoon ñëw di démarcher benn mbër mu ne la jox nañ ko avance su 50 000 loolu tax mënul bëri ñoom nañu xaw a yenn mbër yi nañu xaw a yeewu soppi làmb bi ci ñoom lay dépendre. bu ma déggee sa wax nit si boppam moo war soppi boppam balaa kenn di ko soppi. mais loolu mooy logique. léegi pour avancer tëgg ngeen seen combat yéen waa Rent DKR bi ngeen koy tëgg maanaam malgré Covid bi mi ngi woon si dëkk bi mais amoon ngeen yaakaar ni mois de décembre bi ñi nga xamante ni passé nañ ko seen journée fi ngeen data woon pour mën ko fa tëgg mais di boobu ak léegi dañu gis ni Covid bi dafa gën nekk si dëkk bi te di ravager boobu ak léegi est-ce que tey yéen seen journée bi am ngeen yaakaar na mu sauver. bon ñun ay avance la ñu joxe ndax journée bi dina sauver foog naa du ñun rek ñoo nekk même position bi c'est vrai que ñun rek ñoo fi joxe avance ci Covid bi ñoo commencé bokk voilà ñun ñoo commencé parce que ñëpp taxawoon nañu ñun ñoo commencé ak ñoom Gaston Top si tout ça parce que bi ñu signé Mobile 2 Bour Sine kenn joxeegul avance pour saison bii di ñëw voilà ñun ñu continuer lu ñu doon def léegi nag après ñun ñëpp nekk promoteur yëpp nekk même situation léegi xool lan lay joxe la de toute façon fi mu toll nii kenn bëreegul xamaguñu lu muy joxe wax nañu waxu subvention yooyu yëpp mais affaire bi on dirait stand-by la tey nag au jour d'aujourd'hui dafa am réalité boo xam ne tamit am na Covid bi bëri doole ci dëkk bi boo xam ne mu ngi ravager nit yi tey boo demee cimetière yeeg yooyu yëpp chaque jour li ñuy suul bëri na benn instant nag tamit nañu xalaat benn affaire mooy lan
wërgu yaram moo jiitu sport ndax boo amul wërgu yaram doo sport te ñun ñu ngi ci dëkk boo xam ne suñu mag yi nar nañ fi jeex ñu ngi jeex balaa ñuy xalaat làmb beeg yooyu yëpp nañuy xalaat loolu tamit mag dafa baax ci dëkk nañu xalaat loolu làmb bi c'est bien beau sport la ak yooyu yëpp mais nañu xalaat wóor gu yaramu population bi moo ëpp importance làmb bi moo ëpp importance xaalis bi ñu dugal ci làmb bi. li ngay wax ni am na solo loolu parce que jamono jii ñu gis ni Sénégal yi am na ñi nga xamante ni respecté wuñu feebar bi te gis nañu feebar bi dent mi ngi ravagé te gis nañu magu dëkk yi ñoo ngi dem tey boo amoon tey conseil bi nga xamante ni da nga koy jox képp ki nga xamante ni mi ngi lay déglu te gëmul ni feebar bi en fait am na si Sénégal loo koy wax. man de lenn laa koy wax keroog dama doon wax ak benn waay mu ne ma est-ce que mos nga gis ko Covid ma reetaan ko rek ma ne ko ñàkk xam dafa baaxul boo demee ci hôpitaux yi fees na fa te nit ñi dafa mel ni balaa ñuy gëm dara mu dal seen waajur wala mu dal seen mbokk mais nañu bàyyi xel ne feebar bi mu ngi fi am doole di yokk bu ñu foog ne ay gouvernement bi mooy yokk chiffres yeeg yooyu loolu amul nañu bàyyi xel feebar bi te bu ñu bàyyiwul xel feebar bi dinañu toog ñu dawal quelques mois dëkk bi genn wàllu mag yëpp jeex te boo xoolee journaux yi rek ñaata ñooy ñaata chaque jour ñaata décès mooy am ay mag politicien façon bu nekk nañu bàyyi xel loolu. mais si biir loolu noonu prolongement bi nga xamante ni état bi joxe na ko muy yokk li nga xamante ni mooy couvre-feu bi est-ce que tey couvre-feu bi tamit mi ngi joxe maanaam benn résultat bi nga xamante ni war na mën tax lii di coronavirus bi jëm wàññeeku parce que dañu gis ni démb am nañu 404 cas tey am nañu 154 cas xam nga 153 est-ce que tamit waruñu xoolal yeneen moyens yu mën utiliser ba que ñu dàq feebar bi ni mu gën gaawee suñu dëkk. bi gouvernement bi tegee couvre-feu bi dafay ut solution pour wàññi feebar bi mais gouvernement bi lu mu ut solution bu population bi jéemul du sotti ça veut dire gouvernement mu ngi teg ay solution couvre-feu parce que tey président bi xam na ne suñu dëkk bokkul ak dëkk tubaab yi 70% yi presque informel la bu ñëwoon def ni tubaab yi ni ñu def dëkk bi kenn du amati lu muy lekk léegi problème bi mooy lan gouvernement bu ñëwee teg couvre-feu pour en même temps conscientiser population yi en même temps jéem a ut solution nu feebar bi wàññee ko mais population bi moo joué wul le jeu jéemuñu bus yi ñu ngi fees mbedd bi kenn du takk masque mooy loolu léegi nag nguur gi lu mu munti def ñun bu ñu jàppalewul suñu bopp dara du sotti ñoom ñu ngi ne woy malgré couvre-feu bi kaa yaa ngi yokk mais commencé leen par sol ay masque yéen ñëpp jël mesure barrière yeeg lépp. kon si biir loolu mu mel ni yow te état bi tey lu mu def tey yow d'accord nga si te képp ki nga xamante ni nit la rek d'accord na si loolu tey bu amoon tamit message bi nga xamante ni nga koy jox état bi pour ñu gën renforcer mesures barrières yi lan lay doon. vu suñu dëkk bi nu mu mel sensibilisation rek parce que jàpp naa ne état bi mu ngi jéem a def lu mu mën population bi moo deful dara ñi ci ëpp loo tax feebar bi di yokk feebar bi nag mu ngi fi am na doole trop nit ñi duñ si bàyyi xel parce que jeunes yi du leen def presque dara jeunes yi si ëpp du leen def dara mais mag ñi moom fi mu toll nii moom léegi ñu jeex de. te père kër neex na nga dugg si kër jàkkaarloog sa papa wala jàkkaarloog sa maam. looloo ci am solo. gis ay xale kese tamit kër googu yaakaar naa du naat de. du sotti te loolu mooy réalité bi moo tax suñuy wax làmb nit ñi nañu bàyyi xel tamit li xew ci dëkk bi jamono ji làmb ji neex na loolu c'est vrai. loolu entre parenthèse la woon mënul woon ñàkk parce que jamono Covid lañu nekk te moo impacté lépp li nga xamante ni waroon na mën a fonctionner comme il faut mais loolu du Covid bi moo ko impacté ñuy ñaan mu génn ci dëkk bi tey Covid bi mi ngi dem am na ñi nga xamante ni ñu ngi dégg naan dañuy dem Gambie ku ci mel ni Fallou Ndiaye yóbbu na fa benn gala d'édite pour sargal kii di rëg-rëg mais yéen est-ce que tey pare ngeen pour bu Covid bi génnul Sénégal est-ce que pare ngeen ak moment bi ñu toll nii feebar bi di ravager est-ce que pare ngeen pour yóbbu seen journée bi Gambie yéen. bon suñu waxante dëgg moom ñu ngi ci doon waxtaan mais doon na loo xam ne ñun bu ñuy tëgg combat yi suñu xel nag nekkuloon ci dem Gambie dañuy waxante dëgg ñu ngi ci doon waxtaan ñett lañu nag man Pape Sarr Jumbo mooy maanaam tey décision bu naroon am du man rek maa koy jël
dina am kuy bëgg keneen du bëgg après c'est délicat parce que tamit mbër yi bi nga leen di jël waxoo leen dañuy bëri ji Gambie dañuy waxante dëgg rek tey mën nañu tëggi Gambie pour décanter situation bi ñun bi ñu amee problème boobu noonu waajooju CNG bañ ñu jël bañ ñu wax bëggul doon sax wax ak ñun nee nañu ay nañ dem Gambie mais finition bi du loolu parce que tamit bu ñu demee Gambie mën nañ déplacer problème bi quoi mën nañ déplacer problème bi dans le sens où tey supporters yi suñ ko fa tëggiwee supporters yi di dem dinañu dem foofu bu ñu paree combat bi bu jeexee dinañ dellu siwaat fii xëy na ñun mën nañu participer ci yokk feebar bi dañu waxante dëgg ñun mën nañu participer ci yokk feebar bi loolu tax loolu yëpp jar na bàyyi xel dem tëggi Gambie neex na parce que yow di nga dem récupérer sa xaalis mais li nga def lan lay jur loolu tamit jar na bàyyi xel. tamit Gambie da ngay dem ay nit dañuy dem génn Sénégal dem Gambie munoo fa jëlee feebar bi tamit aussi tamit indiwaat ko fi nga xamante ni mooy dëkk bi. parce que tey supporters yi bu ñu demee ñu dànkaloo foofu tamit wàllante feebar bi ñëwaat fii affaire bi yokk boobu instant yow yaa ngi xool xaalis bi ngay gagné ndax combat bi ak combat bi. derrière ça yokk nga feebar bi ci biir dëkk bi tamit. ñi ngay lor ñi. voilà loolu tamit. yow mii di promoteur bi yaa ngi dem Gambie mais xamoo daak fi jëlee wala doo fa jëlee te yaa ngi dëkk ak ay mag. voilà loolu yëpp dafa am solo loolu tax loolu yëpp il faut benn réflexion bien approfondie pour xool mais bon huis clos bi. si huis clos bi sax maa ngi si bëggoon waxtaan ak yow ba si huis clos bi tey est-ce que tey arrangé na tamit yenn promoteurs yi parce que am na promoteurs yu bëri yi nga xamante ni seen combat yi maanaam demeewul noonu mbëri yu ñu tëggee bëriwul lu ñu leen di suivre si làmb pour dire vrai mais am na yenn promoteurs yi nga xamante ni macha allah combat yu ñu tëggee même bu ñu defee ay huis clos wala pay-per-view gars yi daañu mën di dem jënd kii di seetaan. soo bëggee dégg réalité tey même promoteurs yu ndaw yi ñun ñi sax ñu ndaw lañu ay amateur lañu. amateur boobu nga wax laa bëggul dégg si. gis nga li may expliquer tey couvre-feu am na 21h kenn du génn ci ça veut dire tey huis clos bi sax mën nañ ko def instant yi dina tax guddi nit ñi toog seen kër seetaan et tout ça mais loolu nag ci kaw gouvernement bi jàppale gars yi parce que tey nit mënul ñëw investir 25-30 millions ci ay combat xam nga ba pare ñëw di xaar ñu jox ko benn 10 millions du ci génn du ko intéressé sax voilà c'est ça problème bi le fond du problème c'est ça gars yi ñu ngi wax waxu aide et tout ça waaw c'est bien mais foog ñu gis lan la tamit après tey combat yi yëpp mën nañ ko def semi nocturne. kon pare ngeen daal bu leen gisee njëriñ bi nga xamante ni yaakaar ngeen ko ci journée yooyu mu am pare ngeen pour déclencher li nga xamante ni mooy huis clos bi. waaw huis clos bi de toute façon waxtaan général lay doon di nga waxtaan ak mbër yi obligé parce que ñoom ñooy acteurs yi. am na mbër yu bëri pare am na ñu parewul tamit ñii parewul di nga waxtaan ak ñoom ne leen sa situation bi moo tax tatati tatata expliquer leen ñu waxtaan suñu biir tamit xool nuñ koy defee mais man je ne suis pas contre mais ci kaw nguur gi tamit jàpp ci parce que tamit doo investir sa xaalis pour ñàkk ko loolu yëpp am na ci. am te duñu waxtaanee benn combat en tant que amateur comme que da ngeen di promoteur damay génne cadre promoteur bi dugal si en tant que amateur benn combat bi nga xamante ni dafa am importance Sénégal jamono ji ñëpp di si coow diggante ki nga xamante ni mooy Modou Lo ak Ama Baldé tey ñaari mbër yooyu ban analyse nga may defal si ñoom ku nekk forum ak ku nekk faiblesse am. non fort yeeg faiblesse yi moom day doy waar xam lu tax gis nga mbër tey dina am fort mu dajeeg beneen mbër ñàkk foram Balla bi muy bëree Gris ñëpp dañ ne woon Gris fort bi dóor bi la du Gris moo dóor les jours boobu waaw mu ngoog de. comme pàccum gerte. waaw looloo tax fort ak yooyu moom man gëmuma ko lii di xew jour combat bi moo am solo amaa nag. à ton avis yow Modou Lo simee ko Ama Baldé simee ko ak bi sifflé yow sa jàngat yow combat boobu non li wóor te wóor bu arbitre bi sifflé Ama day dox kawam. lan la fay fekk nga yaakaar. loolu mooy problème bi nag ndax Modou Lo moom du ñeexu ñemewu kenn de. loolu mi ngi wax si biir signature ma xool open press am la bu mu juum la conférence de presse am bu mu defoon lu yàggul dara fee nga xamante ni mooy comment dirais-je jàppale ma caméraman place de souvenir waxoon na ko nee na moom Modou Lo du ñeexu ñebe benn booy. non Modou Lo moom saa yi boo koy daan de liggéeyoo koy daan de kooku
Ama nag xale la liggéey de. looy conseil Ama Baldé ak looy conseil Ama na liggéey ku ko wax leneen da koy nax liggéey kese. forme bi nga xëy gisee nii jamono ji dal na sa xel. forme yi ça veut pas dire grand chose forme ça veut pas dire grand chose parce que tout dépend lu muy entraîner bu fekkee day musculation kese kooku yóbbu ko sori Modou Lo booy ñëw foog nga ëpp ko doole lu bëri te na sóor ne nag tamit Modou Lo boo leen tolloowee taay rek avantage la pour moom. Ama mu naan moom moo ay si pied gauche xam nga làmb Ama mi ngi faral di wax jooju ku ma tegal pied gauche dem koy jëli. luy changer pied nga ñëw seen combat nga entraîné yëpp pour bëreeg borom pied gauche mu ñëw tegal la droite léegi nag. looy wax si combat bu ak Modou Lo loo koy wax waa kër Modou Lo looy wax waa kër Ama Baldé pour sensibiliser ñaari camps yi pour que ñu ñëw si làmb ji bëre si fair play après. combat bi est-ce que du nekk huis clos. huis clos lay doon de mais am na ñi nga xamante ni d'accord waa Pikine nee na de bu nekkee huis clos dañuy yàq barrière yi dugg stade. non kenn du loolu du am buñ ko defee huis clos kenn du yàq barrière policier yaa ngi fi de. combat yi mel noonu tamit nga def huis clos tamit nar na metti de. mais situation bi moo ko waral fii képp kuy tëgg kenn bëggul def huis clos de base mais situation bu taxawee da ngay def ak situation bi mais combat boobu bu ñëwee huis clos lay doon mbër bu nekk ak ndak entourage am ñëw bëri ko mu dem. waaw lay jeexee. Luc Nicolaï. muy jeexee xeex wala bëri. combat Ama Modou Lo ci bëri la ci li ma yaakaar ci bëri de. moom daa ko bëri. non ñaar ñëpp mën nañu bëri. daa ko xeex. ñaar ñëpp mën nañu xeex. instant bëggoo wax lu kii. non du question bëgg a wax lu kii. ku si dàq bëri am na ku si dàq. Ama seetaan naa magam mu bëri. Paate Balde ñoom famille mbër lañu. bëre moom kenn du leen ko jàngal. Modou Lo ñëpp xam nañ ne mën na dóor tamit. Ama du kuy privilégié xeex bi. boo seetloo moom day ñëw bëreeg yow jaay lu doole wala defal la benn bagage bu sax. jaay la jikko Pikine. waaw def la yëfu jinne daan la. mu ngi daje Modou Lo mën na dóor. Modou Lo mën na dóor. waaw mais ku si ne boo ko doon conseillé di nga xam looy conseillé keneen kii mooy loolu. conseil yooyu laa wax kay nga jox leen ko ñoom ñu dégg ku Ama Baldé loo koy conseillé ak looy conseillé Modou Lo. Modou Lo Ama daal su ma ko doon conseillé bu yegsi bu mu ko may jàmm. non na ñëw rek tàkk kaw. waaw na ñëw rek tàkk kaw man loolu laa koy conseillé bu mu ko may sax fu mu xalaatee ndax bu ko mayee fu mu xalaatee du baax. non du baax ci Ama. Ama fu may. Modou kenn ko. non boo ko mayee mu xalaat saa yi kooku li tubaab di wax c'est un fin stratège. Modou Lo c'est un fin stratège. Modou Lo léppam day tegu ci yoon adversaire bu mu jël dina la décortiquer A ba Z. waaw loolu moom du kii. am na solo léegi yéen foo looy tàggatoo seen journée bi loo leen di waaj ak yooyu. journée bi de ñu ñaan yàlla mu gaaw am ñaan mbas bi jóge fi affaire yi wàññeeku dëkk bi ñëpp prendre conscience ne feebar baa ngi fi loolu moo am solo mondu làmb ñoom ci seen bopp nañu conscientiser tam population bi parce que mbër yeeg promoteur yeeg ñëpp nit ñi dañ leen di déglu nañu ñoom it suñ bëggee affaire yi gaaw a décanté ñoom it nañu dugg ci liggéey boobu conscientiser jeunes yeeg lépp xoolal pour feebar bi wàññeeku parce que tant que wàññeekul gouvernement bi du bi affaire yi de dara du am de nit ñi dinañ taxaw di seetaan voilà fii dëkk bi métti na feebar bi am na doole chaque jour mu ngi yokk nañu def loolu di wax parce que tey site internet yeeg yëpp buñ si nekkee chaque jour sol leen seen masque mesure barrière gel yi lépp ñu koy wax nit ñi chaque jour dinañu dem ba nit ñi di ci gën a bàyyi xel affaire yu wàññi parce que ñun amuñu moyens yi européens yu am na niveau boo xam ne bu ko yeggee fii dañu am problème dëggantaan te nañu bàyyi tamit di tiital nit ñi vaccin tatati yooyu yëpp nañ ko bàyyi parce que tôt ou tard bu affaire bi yokkee ñëpp dinañu vacciné wu mbër yi di tiit vaccin yi suba bu ñu bëggee tukki dem entraîner dinañu obligé vacciné wu voilà nañu bàyyi di tiital nit ñi parce que bu ñuy wax yenn yi rek après nit ñi dinañu dem ba benn instant suñ leen nee vaccin sax dañu foog ne dañ leen di bëgg a rey fekk du loolu voilà
donc l'émission tire à sa fin tey sama papa laa jël si woon ragal fay tey day xañu wërsëg moom Alain mooy sama papa mooy sama xarit vraiment bëgg yëg koy fay te daf maa bëgg lool jàppee ma comme doomam bu mu jur man tamit ma bàyyoo ko lool jàppee comme papa bi ma jur noonu la demee tey moom laa indi woon waxtaan ak moom Pape Sarr laa bëggoon seq ak jaay sax mais Pape Sarr fekkuñu ko fi parce que daf ñu joxoon rendez-vous fii mais par la suite dafa mujjee fomm parce que dafa am empêchement lu ñu wax mi ngi tribunal boobu ak léegi di am lu muy lijjanti ñoo ngi koy ñaanal problème boobu muy lijjanti yàlla na sotti si jàmm tey sama papa laa jësoon gis ngeen lu ñu waxtaan nañu waxtaanu làmb journée yi nga xamante ni tëgg na ko mu jëm si ay combat yu neex combat yi nga xamante ni képp ki nga xamante ni yaa ngi déglu làmb wala di bëggee làmb yaa ngi koy xaar waaye gis ngeen tamit lu mu wax tamit si Covid bi joxe na ay message lancé na ay message yu am solo kon yéen askanu Sénégal yéen doomu réew mi bàyyi leen xel li nga xamante ni suñu papa wax na ko parce que tey dara mënul fonctionner sans feebar bi génn fi kon donc nañu ànd ak président ànd ak état bi xeex feebar bi mu génn si dëkk bi parce que feebar bi mi ngi fi te mi ngi jeexal suñuy magu dëkk noonu laay nuyoo Piso borom lamp Mouridina lamp Fall sama waa ji di jarbaatu Alain di sama papa di sama xarit moom tamit di sama lépp vraiment maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Pape Sall borom Pikine Pape Sall bu Marley 2 Pape Sall bu Ama Balde maa ngi lay bégge bu baax a baax di la kontaanee yow nee naa la yaay Pape bu Sëriñ yow fu ma toog damay safoo sa tur fu ma toog dama lay bégge noonu laay nuyoo aussi ki nga xamante ni mooy borom muri mu tap vers Souleymane doomu yaay Mamadou maa ngi koy nuyu bu baax a baax doomu yaay Awa Cheikh maa ngi koy jaay jëfal te di ko gërëm di nuyu waa Dagana yëpp sama waa dëkk nit amul lu dul dëkkam waa Dagana maa ngi leen di nuyu te di leen kontaanee di leen safoo te di leen ñaanal jàmm feer boobu nga xamante ni jot na dugg foofu si dëkk ba di Dagana mu nekk dëkk bu gàtt dëkk bu tuuti yàlla na fa feebar bi gaaw génn ndax coronavirus baaxul biir Dagana maa ngi nuyu ëxlu làmb di nuyu ñëpp di nuyu képp may seetaan di jaajëfal ñëpp di béggee ñëpp di joxaal ñëpp dig daje beneen yoon si beneen numéro ak beneen invité nee naa la làmb rek laay waxtaanee te làmb rek ma tax a jóg lu dul làmb bëgguma làmb laa bëgg te làmb man la bëgg gars yi ba beneen dana yëngu te dana neex incha allah